téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey si ajuma ji ñu am mbégte dalal Lamine Sow nekk promoteur de la COPA-SN di coopérative agricole pour la culture de l'arachide irrigué dans le Waalo alors Lamine maa lay dalal jàmm si plateau kennu askan wi fii si ITV. di nuyu Sénégal yëpp di nuyu auditeurs ak auditrices yëpp. alors tey jii ñu fas yéene waxtaanee arachide irrigué dans la vallée alors yow mi nga xamante ni da ngay yëngu ci wàllu boobule arachide irrigué lu tax mu nekk lu leen soxal jëm ci fànn boobule ci wàllum vallée bi. merci El Hadj. bon posé nga ma question bu. am solo bu pertinente. et puis dinañ ci am mbégte. daañ ci mën a tontu bu leer. parce que dañoo toog seetlu. ñi nga xamante ni waalo lañu dëkk ay doomu waalo lañu. après suñu expérience yu ñu def ci àdduna bi dans le monde des affaires ci wàllu importation exportation ñu doon yëngu si exportation arachidière. suñu société bi nga xamante ni moom la ñu yor ñu koy wax LST di ci yëngu bu ñu xam ko ci bu baax bon LST soo demee Saloum dañ ko présenté ci biir expérience boobu ñu dellu waalo ci Covid bi ñuy bay beneen bay buy ceeb mais aux alentours ñuy gis ne gerte bi dafay dañ koy bay foofu. mais bayuñu ko ni ñu ko war a bayee. ñu am suuf si am ndox mi am ressources humaines de qualité bi mooy les producteurs. ñu xalaat ne fii suuf si tëdd àll bi tëdd vraiment du yoon ñu ne ñu lan moo si suñu pexe bon ñu xalaat ñu ne ba ñu waxtaanee suñu biir. ak sama benn frère bu ñuy wax Abdou Guèye Mbodj mooy maire troisième adjoint maire bu Jama ñu waxtaan ñu ne mais ñun ma ne leen il faut ñu créer une coopérative agricole. bi nga xamante ne vraiment. oui. bi nga xamante ne fànnam dafay jëm ci mbayum gerte mais mbayum gerte ci wàllu irrigation. mais pas mbayum gerte bu ñuy xaar ci taw. bu ñu ko xalaatee ñu lancé coopérative bi. mu am solo lool ñëpp adhéré. vraiment. alors coopérative boobu sax muy coopérative agricole pour la culture de l'arachide irrigué dans le Waalo dimanche bii di ñëw incha allah ngeen fas yéene amal seen assemblée générale alors assemblée générale bi lan ngeen siy séntu dëgg. assemblée générale bi dañu bëgg rek. coopérative bi sur le plan juridique coopérative bi. formalisé wu maanaam taxaw mais daanaka taxaw na. mais dañu bëgg xam nga aussi su fekkee tey coopérative ngay créer dafa am ñi nga xamante ne ñooy waa DRDR. ñoom ñooy ñi xam ñooy piloté loolu ba mu nekk coopérative. léegi dimanche bi dañuy toog ñun ñëpp indi règlement intérieur taxawal lépp créer coopérative en bonne et due forme. mu doon une société de coopérative créer ko mu doon filière arachide irriguée dans la vallée du fleuve. le 22 incha allah. alors boobu le projet est-ce que population yi ànd nañ si approuvé nañ ko. effectivement population yi ànd na ci approuvé nañ ko parce que soo xoolee 4 mois ba ñu ko lancé ba léegi. ci biir 4 mois ba ñu demee 2 mois daje woon nañ ñu ñëpp pour mettre créer coopérative bi ñëpp ñëwoon nañu. vraiment y avait les maires y avait la population ñu adhéré ñëpp adhéré tey soo xoolee coopérative bi tey ñu ngi ci près de 500 adhérents. juróomi téeméeri. adhérents ci coopérative bi. soo xoolee pourcentage ñu ngi ci fourchette bi nga xamante ni jeunes yi daañu représente presque 60%. femmes yi 40% ci coopérative bi ñëpp ñu doon une tranche d'âge bi nga xamante ni entre 35 ans 40 ans 30 ans 45 ans. mooy coopérative bi. alors ñu gis ni lépp lu jëm ci wàllum arachide irrigué yi lu ngeen ci jublu rek mooy ngir mbir mi gën a soqaliku mbir mi gën a développé wu. noonu la non. effectivement. oui mais am na yeneen. parce que xam nga tey. gerte ñëpp xam nañu naatable nañu gerte dafa am solo. gerte lu mu mën a génnee dafa bëri. tey ñun waalo bu ñu duggee tey ci mbayum gerte bi déjà dafa am benn avantage dañuy diversifier culture bi. agriculture maanaam daawuñu ko woon bay comme ni ñu ko waroon bay mais bu ñu ko bay ni ñu ko war a bay tey 500 adhérents par exemple tey at ñun ñu ngi séntu 1000 ba 2000 adhérents. bu ñu ku nekk su amee 2 hectares rek bay rek xoolal jeunes yooyu bay rek xoolal li ngay téye si économiquement ci jeune te suuf sànq fa
ndox maa ngi fa effectivement ressources humaines de qualité baa gars yi ay baykat lañu. dañuy bay gerte muy réussir li pourquoi pas ñu organiser en coopérative fexe ni ñu bayee ñun ñëpp ànd waa développer Waalo développer vallée bi développer Sénégal. te lu si gën a am solo. waaw mooy lan. coopérative bi bañ ko lancé. à travers les réseaux sociaux yooyu dafa am ñi nga xamante ne sax bokkuñu Waalo sax dañu adhéré si coopérative parce que ñoom dañuy bay irrigué ñoom ay forage dañu am ñu signalé wu Thiès. te nekkuñu Waalo am ñu ko signalé wu Thiès bokk na ci coopérative bi am na ñu signalé wu Diourbel am na ñu signalé Touba am na ñu signalé un peu partout au Sénégal nga xam dañu am ay forage mën a bay gerte dañoo signalé pour adhéré kon daal mbir mi du waa Waalo rek la soxal. non kon même ñi nekk si yeneen régions yi. effectivement mën nañ ñëw bokk ci coopérative bi. waaw coopérative daal dafa ñëw pour tontu. vraiment politique chef de l'État. dafa ñëw tontu parce que mën nañ ne coopérative bi tey et puis ñu ngi si gërëm président de la République bu baax parce que dégg nañ ko si tournée économique bi. oui mu ngi lancé ne nañu multiplier coopérative yi. parce que vraiment ci sens boobu la ñu mën dem pour développer agriculture. surtout mbayum gerte bi. alors tournée économique chef de l'État gis nga décision yu si jotoon jógee rek alors yooyu jàpp nga ni suñ ko sàmmonteeg li ni mel suñu campagne agricole beeg campagne arachidière bi dinañ gën a mën jëm si kanam. bien sûr. mais mbir mi problème bi suivi lay doon. suivi lay doon nañ am waaye. waaw moo tax nañu teg coopérative bi. xam nga coopérative c'est une société. buy dund buy marché bi nga xamante ne dafay structuré dafay am lu ñuy wax conseil administration bi nga xamante ne c'est composé de 12 personnes bureau bi de 6 personnes après ñu génne commission yi du lu wóor la li nga xamante ne ci ay textes lañ ko teg ci wóor boo ko tegee dafa am garantie leer ba nga xamante ne tey vraiment li ma la mën a wax tey bu fekkee kii di président de mooy suñu premier partenaire su ñëwee jàpp ci état du Sénégal ñëw jàpp ci. je pense que daañu indi développement bu wóor ci vallée bi daañu développement bu wóor ci Sénégal. te vallée bi mu nekk li nga xamante ne suñu waxee mbirum agricole campagne agricole lépp lu ci jëm vallée gi dafa nekk lu am solo alors ren ji campagne bi mbir mi nan la fa tëddee. waaw campagne métti na trop. métti na de. métti na mais ay jàmbaar fàq dakk ñoo fa nekk ay jeunes yu brave. lan moo tax mbir mi métti coronavirus bi. waaw ñu ngi koy accuser coronavirus bi mais aussi. wala su weesoo loolu am na tamit leneen lu tax. waaw am na xam nga dañuy wax par exemple dañuy faral di wax njaaxanaay dajul fépp bien vrai état muy góorgóorlu institution état yi nga fa ay sayte ñu ngi góorgóor ci mbay mi. mais dafa def organisation. ak méthode. ñun organisation ak méthode boobu ñu la ñu bëgg a jël à travers cette coopérative ñu instauré ko dans la vallée du fleuve. instauré ko ci coopérative agricole mais gis nga soo xoolee jël avion nga soo tiimee tey vallée bi. da ngay gis kër yi à côté ci kër yi rek ngay gis verdure muy des yëpp désert la te suuf la bi nga xamante ne war nañ ko mën a bay waxuma sax mbayum gerte war nañ ko mën a bay parce que si xoolal da ngay xool si la région bi dafa c'est bien arrosé. xoolal barrage yi. le barrage de Diama. xoolal ñaata kilomètre ndox lañ téye. bi nga xam ne mën na ko sànni mais mënuñu ko sànni ndax nit ñi amuñu volonté bay. nit ñi nañ dellu si suuf si bay. parce que suuf si am na ndox mi am na ressources humaines de qualité baa fi nit ñaa ngi fi nañ dellu bay. bu ñu delloo bay nag su soobee yàlla ñu ubbi barrage bi nga xamante ne lu taxoon parce que mbir il faut état su def créer dara il faut tamit nit ñi ànd ak loolu. liggéey pour loolu mën a dem. mais bu ñu toogee rek du dem effectivement bañ a toog am ay initiative xam nga de créativité comme ni ñu def. créer une coopérative mel ni ku ko dégg ñëw xam ne lii lu am solo la bañ a def ne ñii ñoo créé wala leneen mais dugg ci bokk ci fexe mu dem ñu ngi lancé nag appel. Sénégalais yépp bàyyiwuñu kenn. mais suñu premier partenaire c'est le président de la République. oui Macky Sall. l'État du Sénégal. nañu ak institution financière nañu ñëw jàpp ci. coopérative bi nga xamante ne dafa judd am 500 adhérents suñu récépissé bu ñu dugal DRDR on a dugal nañ plus de 300 membres DRDR. pour créer coopérative bi li may wax monsieur Baldé mu may dégg. le ministre. monsieur Baldé c'est le DRDR de Saint-Louis. DRDR de Saint-Louis waaye. kon ça veut dire que. le ministre si boppam il est au courant. ñoom ñëpp waaw ils sont au courant. kon xam nañ coopérative bi mu ngi fii
kon nañ ko jàppale. buñ ñu jàppalee mën nañ ne d'ici peu de temps chômage moom. Barça wala Barça moom ñun am nañ solution. alors lancé nga appel ngir njiitu réew mi jàppale leen naka noonu tamit autorités yi ku ci mel ni ministre de l'agriculture et de l'équipement rural di Moussa Baldé alors seen relation ak SAED lan la. SAED relation bu am solo. oui parce que on a fait des tournées dem nañu seeti waa ANCAR. dem nañ seeti waa ISRA dem nañ seeti waa DRDR dem SAED. xam nga SAED moom boo dem bay ci wàll rek SAED moo fa ne. mooy ndey ji waxtaan nañ ñoom accompagner nañ ñu te taxaw nañ pour accompagner ci projet bi ingénieur délégué wax na ko DGA wax na ko ñoom ñëpp taxaw nañ pour accompagner te et puis lu ñu wax gëm nañu parce que ci kàddu DGA sax lañ déggee ne presque suuf mun a bay gerte. ci dans la vallée nekk na 80 000 hectares. 80 000 hectares. mais 80 000 hectares mu toog mais ñun si def lu ñu mën ñeneen def si lu ñu mën su boobaa. kon yéen amoo leen jafe-jafe wàllum suuf. non amul jafe-jafe ngir mën a bay arachide irrigué bi. waaw côté boobu amuñu si jafe-jafe. lu tax parce que ñun tey dañu lëkkaloog mairie yëpp. collectivité territoriale yëpp lañu lëkkaloo xam acte 3 de la décentralisation xam nga moo ko wax. te ñoom tam ñu accompagné tey soo xoolee commune bu mel ne Diama mooy commune presque bu ëpp suuf. te tey moom mooy commune pilote coopérative bi. te ñu ngi siy remercier le maire il a fait beaucoup d'efforts ak yeneen maires yëpp ils ont fait beaucoup d'efforts soo xoolee suñu première rencontre. y avait vraiment maire yëpp a nga fa woon. ñii mbaan ñëpp a nga fa woon. alors su ma la déggee bu baax Lamine Sow dafa mel ni acte 3 de la décentralisation bokk nañu leen inspiré ngeen taxawal coopérative yi. waaw parce que xam nga foofu le président dafa wax lu leer. c'est-à-dire compétence la wax. gis nga soo gisee mu jël 9 compétences transférées jox ko. yóbbu ko jox ko collectivités locales yi. territoriales yi c'est parce que tout simplement dafa bëggatul maire bu yaafus. le maire si boppam moo war a nekk entrepreneur. maire moo war a dem ci les partenaires. maire moo war a yëngatu moo war a société la nekkatul léegi mairie nii rek mairie bi léegi société la. dafa war a créer emploi kon ñun tey suñu genre projet yi. def ci am solo suñu mairie yi gunge daañu leen dimbali ci emploi parce que suñu joxee suuf ñu jox ci coopérative bi ñu bay mais kooku vraiment avantage la. ci jeunesse bi dana tax ñu musul am suuf ñëpp dinañ am suuf liggéey. foofu noonu yéen lan ngeen mën a defal jeunesse sénégalaise bi nga xamante ni fan yi ñu ci bëre am na ci ñi nga xamante ni dañuy jël gaal gi di dem alors ban message nga leen di lancer par rapport ak arachide irrigué bi nekk foofu ca wàll. waaw xam nga tey suñu yàlla dimbalee. ñu commencé liggéey ñu commencé par exemple ak 1000 hectares. tey comme dañu wax sax phase pilote bi 300 hectares la dañuy commencé. mais par exemple ñu commencé 1000 hectares. 1000 hectares gerte ñaata jeunes ñoo si mën a liggéey. du jeex loolu boo ko bayee mu réussir dañuy lancer appel Sonacos dina xam ne ñii kat dañuy bay gerte daañu créer ñun waalo ay borom xam-xam ñoo fa ne coopérative ay borom xam-xam ñoo ko ŋànk daañu il faut ñu créer ce qu'on dit les unités de transformation. Et ces unités de transformation mais vont créer des emplois. C'est très simple. C'est très simple parce que soo amee matière première. am nga si unité de transformation ñu ngi liggéey da ngay créer emploi. mu nekk lu am solo lu am solo. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Lamine Sow nekk promoteur de la COPA SN di coopérative agricole pour la culture de l'arachide irrigué dans le Waalo mu ngeen participer déjà ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors dañ seetlu ni Lamine ñu bëri ñu yëngu ci wàllum mbay dañuy am jafe-jafe wàllum financement alors foofu tamit est-ce que aspect boobu yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax. waaw ñu ngi siy bàyyi xel. oui parce que nee naa suñu partenaire. c'est le président de la République. d'abord c'est l'État du Sénégal. ak les institutions financières. xam nga le projet est bancable. banques yi moom xam nga institutions financières ñoom loolu la ñuy wër. et je pense que notre projet là c'est un projet bancable. un projet qui réunit presque pour l'instant 500 jeunes 500 adhérents ku si nekk yaa kenn neexalu la yow yaa dagg sa 5000 francs adhéré war a dagg sa part sociale bokk kon kooku c'est une société c'est vraiment c'est un projet bancable
kooku ñun côté boobu tiituñu fa. tiitoo leen ko. waaw parce que aussi suuf yi ñu yor suuf bu ne am na këyitam. suuf bu nekk am na kayit. lépp këyitam parce que ñiy adhéré ñiy bokk dañu yor suuf ba pare. kon foofu moom mbirum suuf moom. amuñu nekk fa jafe-jafe nekk fa comme ni ñu koy déggee si yeneen non non dëkk non yooyu. ñun à ce que je sache ñun de am. yéenay sant yàlla ñu ngi siy sant alhamdulilah. yàlla te vraiment ñu ngi ñaan yàlla mu yokk parce que ñun de ñu ko créé am na organisation am na méthode. te loo gis moom organisation am méthode rek dafay am mucc. et puis ñu ngi dañ ci xar suñu tànk tubéy ba loolu duñu wàcc ci dynamique boobu. effectivement dañ ko gérer ba ñu musul am suuf ñëpp daañu am seen suuf di bay mais pour l'instant ñi adhéré coopérative dafa am 3 phases dafa am ñi nga xamante ñoom dañu am seen suuf d'abord dañuy xaar rek ñu jox leen seen ay intrants ñu liggéey. ñooñu ay baykat lañu. am na suuf yi am collectivité locale ñoo ñu koy jox bu ñu ko joxee daañu ko jox ñi nga xamante ne amaguñu suuf ñu liggéey mais ci coopérative bi la ñuy bokk. après ñu ubbeeku nag xool nag fi nga xamante ne tey am na espace am na suuf mën nañ ko demander coopérative bi jël ko lépp mu yem ci coopérative ñuy liggéey. alors campagne arachidière bi ñu koy xaarani le 23 novembre gis nañ njëgu gerte gi 250 francs la. loolu ban jàngat nga siy def. waaw jàngat bi mu siy def. am na solo parce que soo bul fàtte aussi 150 francs la woon. oui 150 francs oui. waaw léegi mu dem ba indi nañ ko ba 250. waaw en fait c'est ça mais ñu ngi ñaan yàlla baykat moom prix bi moom nu mu gën a yokkee rek moo ko arrangé te ñun ay baykat lañu xam nga tey suñu ne coopérative dañuy bay te bu ñuy bay xam nga daañu dem ci phase de commercialisation. te ñun suñu sago tey bu ñuy jënd gerte bi te bu ñuy jaay gerte bi ni ko jaay prix bu baax. xam nga c'est vrai état su defee dara def na xool li nga xamante moo arrangé ñëpp def ko. ñu ngi ci remercier le président de la République ñu ngi ci remercier état mi nga xam ne teg na prix te prix yooyu daañu jàmbarloo prix yooyu dem ak prix yooyu liggéey ci. te je pense que aussi bu ñu bayee gerte xam nga gerte dafa am solo boo bayee nga jaay sa gerte am nga sa ngooñ foofu dama fay interpeller ministre de l'élevage. xam nga ñun suñu coopérative tax mu am solo dafay régler 2 problèmes. ban ak ban. waaw au niveau de la vallée da ngay dégg baykat bi ak sàmm bi dañuy xeex problème ruur. bu ñu bayee gerte à l'abondance dañuy am ngooñ bu ñu amee ngooñ tu bax ngooñ biir am bu ñuy am parce que am na yenn hectare soo ko bay da nga am ngooñ dëgg-dëgg. on envisage de wut ay machines yi nga xam ne dañuy baloter ngooñ mi suñu ministre de l'élevage jàppalee tey mu subventionné ngooñ bi tey ñu jaay ko prix bu baax kenn dootul dem di ruur ndax ngooñ bi day yomb nag bu lekk ngooñ wala xar bu lekk ngooñ moo gën muy dem di ruur toolu jàmbur. c'est un problème dañ koy régler déjà. alors njëgu gerte gi kilo bi di 250 loolu jàpp nga ni baykat yi dañ si gis seen bopp wala yow. gëm nga ni balaa yàgg mu war. balaa yàgg war a gën a mën a yokk day gën a yokk ndax xam lu tax muy gën a yokk. oui ñun buñ si duggee bay ni ñu ko war a bayee yaakaar naa ne président dina gis ne vraiment ñun def nañu ay jéego dana ko yokk. waaw mais sinon suñu sago nag mu yokk. alors président chinois yi nag. président chinois yi. loolu yow dérangé wu la. dérangé wu parce que man dafa benn fànn man ak ñoom. presque ñëw bokk marché bi. ok parce que waaw dañu ñoom voilà man dérangé wu ma je dis que ne tout le temps rek c'est dans le sens de bien faire. parce que dans la vie boo jaayee te soo bayee te jaayuloo c'est zéro mais lenn rek la ñuy bañ te chinois yi suñu ñëwee ngalla nañuy jëndee lu état wax mais bu ñuy ñëw respecter les prix di ko yokk day tax aussi tamit mu metti su état waxee nangam nañu respecter loolu. ñu def ko bu ko c'est ça loolu mooy dëgg daal nañu tënk su lu état wax. alors dañuy faral ne meeku tamit diggante agriculteurs yi éleveurs yi di jàmmarloo xeex bi vraiment ci monde rural bi loolu yow ci sa gis-gis yan saafara nañu war a teg ngir mbir mi dàkk. waaw prochain boobu man lay gën a metti parce que man benn instant sàmm laa. parce que samay mbokk ay sàmm. benn instant baykat laa gën a jege ndax baykat laa. soo sama sago loolu dafay jeex. mais li koy jeexal mooy genre projet yi ñu yokk ne comme tey mbayum gerte suñ ko bayee ngooñ am dëgg ruur du am. et puis tamit bu ñuy mayeti suuf wala di joxeeti suuf nañu fexe ni ñuy bàyyi espace fu sàmm yi nga xamante ne dañ fay bay ñax. ñu bàyyi espace waaw day am solution. parce que tey soo espace mu dafa war a am. waaw parce que soo joxee nit fii mu bay fii. mu war a baaree ñi nga sàmm yi fu ñuy génn ak yooyu da nga war a sàqal sàmm yi aussi pexe. fi nga xamante ñoom ngeen leen nañu bay fii ñax bu ñu bàyyee foofu ñax tamit du ñu mën a yegg ci tool yi. kon loolu bokk na si luy causer tension bi seen waaw loolu diggante. bokk na si luy mais nag parfois tamit mën nañ la jox suuf
nee na nga bay yow tamit nga jëlaat suuf si jaay ko pour ñu bay ko dañuy dem ba ñoom tamit ñooy fàttali lépp xam nga affaire bi dafa metti oui doo mën a juger c'est compliqué parfois mais daal luy yoon daal mooy ku nekk na nga yem fi nga war a yem boo yemee fi nga war a yem rek jàmm day am jàmm ñooy alors seen coopérative bi est-ce que taxawal ngeen chaîne de valeur ngir lépp lu jëm ci wàllum production de l'arachide irrigué oui taxawal nañu chaîne de valeur parce que xam nga dama la ne ñun ay baykat lañu ay baykat xam nga baykat moom baykat la rek lépp lu muy dugg xam na ni mu koy def dafa une chaîne de valeur bu wóor bu sûr parce que ñun xam nañu bayum gerte tey lu mu laaj ak yëpp parce que am na ñuy bay déjà gerte bi am na ñuy bay gerte au niveau de la vallée mais il n'était pas du tout organisé d'une manière dispersée suñuy jaay dañ koy jaay bu tooy maanaam defuñu ko daal muy activité bi xam war na mën a indi vraiment koom-koom léegi nag ñun dañ ko bëgg organiser ba nga xamante ne njëriñ loolu nekk ci gerte dañ koy gis loolu moo waral si tànk yooyu ngeen si tànk yooyu lañ nekk alors sànq laaj naa la ko sax mooy wàllum assemblée générale bi nga xamante ni moom ngeen di xaarani alors conclusion yi nga xamante ni moom ngeen di jëlee wala tamit recommandation yu jógee ci assemblée générale yi est-ce que loolu jàpp nga ni ci daar balaa yàgg application bi dina nekk lu effective moo gën ngeen pare ci assemblée générale li ngeen fa wax yëpp ngeen ranger ko ci tiroir bi. non duñ ko def xam lu tax. oui ñun on a pris largement de temps. ba ñu lancé projet bi mën na 5 mois. 5 mois waaw dem nañ fu ne goxaan yi nekk ci wàll yëpp dem nañu te ñëpp adhéré projet bi ñëpp accepté projet bi ñëpp xam ne projet bi rek mooy solution pour ñu mën a bay gerte fii ci wàllam moom rek mooy solution bi. moom kese mooy coopérative rek mooy solution bi te coopérative ñëpp xam nañ ni muy tëddee coopérative jiite naa ko rek dama koy jiite à vie. dafa am ay charte boo ko jiitee benn yoon 3 ans suñu la renouveler jeex na dootoo ko jiite kon kooku et puis du yow yaay décider. conseil administration mooy décider. oui ñiy décider. mais yaay promoteur bi. waaw mais man maay promoteur bi. oui man je suis dans la coopérative. très bien. nekk promoteur am tam bokk ci coopérative bi ça veut dire tout simplement de promoteur du dara. am nañu idée am nañu xel nañ jéem xool ni ñu taxawalee li mu sotti. su sottee ñu xool nan la ñuy def ba ñëpp jëriñoo ko ñu ci tànk yooyu lañu nekk ñu ngi si am suñu xal ak suñu xalaat ak suñu expérience ak ñu ñu àndal ñëpp di koy liggéey. te bu ngeen ñëwee si assemblée générale incha allah le 22. di nga xam ne on a liggéey nañ lu bëri. alors te après assemblée générale bi aussi di ngeen gis les résultats parce que gars yi daañu commencé bay. alors des fois aussi est-ce que doo leen jànkoonteel mbirum kaaraange si seen tool yeeg yooyu. kaaraange mu ngi fépp. oui waaye yàlla mooy. manque d'insécurité naka noonu ak tamit ay problème éclairage wala tamit ngeen soxla ndox mbir mi tamit antul jafe-jafe yooyu. ñun moom yan jafe-jafe ngeen di. ñun moom boo bëggee dégg dëgg. oui vraiment soo demee dans la vallée. 3 kilomètres yoo dox c'est bien arrosé. amuñu problème ndox am na dans la vallée. mais kaaraange espace am kaaraange en fait bon du ñàkk. du ñàkk mais aussi ñu fa nekk yor kaaraange tamit ñu ngi si def lu ñu mën. waaw wàllum jumtukaay waaw mooy xam nga rek intra matériel yi nga waaw xam te état moom lay joxe ak yooyu ñu ngi siy toog xëy na suñu coopération taxawee daañu ci am daañu def ni nga xamante ne noonu la ñu war a def ba am ko. te déjà identifié ngeen lépp li ngeen soxla. yëpp identifié mooy nañ matériel ak lépp. matériel lépp parce que ay baykat lañu xam nañ ko. da ngeen di xaar seen partenaires yi. naka noonu état wu Sénégal dugal si loxoom bu baax. état Sénégal dugal si loxoom bu baax a baax a baax. président de la République dugal si loxoom bu baax mooy suñu premier partenaire institution financière dugal seen loxo du ñàkk na am na ñi nga xam ñu ngi ñuy déglu ay partenaires lañu ubbeeku nañ ci ñëpp. partenaires yëpp ubbeeku na si ñoom muy à l'étranger amul xaaj ak seen amul xaaj amul seen képp ki nga xamante ne coopérative bi intéressé na la te mu leen yow fii soo fi ñëwee mën nga si gis sa bopp yaa ngi ci biir ñëwal nga adhéré nga bokk si coopérative bi. ñu liggéey. alors politique agricole bu Sénégal gis ngeen ministre Moussa Baldé ginnaaw remaniement bi moom ba léegi président de la République moom la fa bàyyi moom mooy ministre de l'agriculture et de l'équipement rural. alors noo gisee politique agricole fii Sénégal. bon le ministre ñu ngi koy féliciter ci confiance bu président am ci moom. oui ba reconduire ko xëy na moom moo xam lu mu gis ci moom ba reconduire ko et puis je pense que mu ngi liggéey bi li ñuy wax daal mooy nañu yokk góorgóorlu baykat yi sonn nañu. oui il faut moom cri la xolal waalo ay xale yu jàmbaar ñoo fa ne. doo leen dégg ci yu bëri ay barsaak
xoolal li ma la wax waaw dans la vallée. bien vrai waxuñu la amul mais su taux bi di am lu néew la. ñooñu toog fa di bay di dundee seen doole ne leen état gestu dimbale leen bu leen état gestoo dimbale leen problème yu bëri day jeex les gens daañu gis ne baykat bi bu ñu ko dimbalee bu mu am xam nga nit ki boo ko dimbalee bu mu am dara ci dara keneen ki koy xool dana man xaaral ma defi lii kat. genre influence la pour jeunes yi toog fii ñi nga xam te ñu ngi toog liggéeyu nañ dem dans la vallée am na suuf sànq fi ñu bay. ñu liggéey. mais si sa gis-gis politique agricole bu Sénégal war na gën a ko dem ci kanam non war na mën dem ci kanam Sénégal mbay mi rek. oui mbay mi rek mun na ko yor. mbay mi rek teg ci yoon. kese te réew bu avancé boo gis àdduna mbay la yor. si naka yow la mbay mi war a mën a yoree Sénégal. multiplier coopérative yi mag président de la République wax. oui dimbale leen dégg nga outiller leen jàppale leen ci lépp ñu bay suuf si. bu ñu ko defee quelque temps nga gis mbay moo mën lépp. ndax mbay li mu mën dara mënu ko. alors modernisation tamit de l'agriculture état bi da koy faral wax alors yéen sur le terrain est-ce que li ni mel gis ngeen ko. sur le terrain des na. des na de. des na bu baax comme lan. c'est-à-dire dañuy faral di wax ne lii ñëw na mais dañ koy dégg ci télé bi rek. mais soo koy dégg demee ba ci suuf doo ko gis. kooku moom dañuy taxaw ci télé loolu moom tey daañu wax ci télé bi nag def nañ lii. mais ñun ñi di baykat yi nag moom franchement duñ ko gis. loolu problème la de. problème la mais loolu moom problème la bi xam vraiment. kon modernisation njiitu réew mi daal war na xool ak le ministre war na xoolaat bu baax. kon lu ñuy wax ak luy am bokkul. les réalités ak li ngeen di gis les réalités quoi. les réalités de terrain de waxul loolu pour souvent. yow modernisation de l'agriculture suñ ko waxee sa xel si lan lay dem exactement. mais modernisation de l'agriculture soo ko waxee da ngay wax ci mais agriculture de haute technologie bi haute pointe. mooy xarala yu bees yi mais ñi ngi dem indi xarala yu bees yi di teg xam nga tey boo xoolee soo xoolee tey États-Unis benn paysan peut nourrir. Par exemple 100 personnes un seul paysan. mais ñun fii benn baykat mënu ko. benn baykat mënu ko. comprendre waaw léegi nag loolu lu koy waral ñoom te seen mbay moom moo maanaam moo am technologie de haute pointe mais technologie boobu nañ ko indi appliqué ko indi fii matériaux yi nga xamante ne bu ñu ko tegee daañu mën a bay ay si hectares yi hectares. c'est vrai ñu koy def sax mais yeggul demul ni mu war a demee. demul ni mu war a demee. dafa des. dafa des waaw mbir mi fan la sooxee. xëy na peut-être li ñuy wax. parfois aussi dañ koy bind ci kayit rek mais du yegg si ñun moom je te dis sérieusement gisuñu ko. gisoo leen dafa des waaw dafa des. am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi ci 88 628 74 74 88 628 74 74 allo kooku. dem na ñuy xaar tamit suñ beneen téléspectateur alors arachide irrigué lan mooy différence bi ak tamit arachide bi nga xamante ni bokkul ak arachide irrigué. waaw ba mu poussé leen yéen mbir mi ñor leen ngeen taxaw tem ni arachide irrigué foog ñu développé ko ci wàll. waaw xam nga taw boo ci dépendre. mën na am benn yoon lay taw ci at bi. mais arachide irrigué tey mën nga bay ñaari yoon ci at bi gerte. ñaari yoon waaw parce que su fekkee yow da ngay irrigué dépendre ci taw am nga suuf si soo defee mécanisme bi ngay irrigué soo irrigué bi nga bay 4 mois mu jeex mën nga bayaat yeneen 4 mois kon mën nga bay ñaari yoon ci at bi gerte. loolu mooy avantage bi. maanaam du ñu xaar teg nawet ba nawet dañu am gerte su nawet jeexee déedéet dañuy am léegi gerte à l'abondance. dañuy mën a créer daañu ne gerte bi bëri na il faut que Sonacos gën a yëngu mais pourquoi pas sax ñu créer usine bu mel noonu sax au niveau de la vallée. dañ ko war a créer. mais c'est ça parce que defal ndànk. la vallée am na ku nekk ci ligne bi. naa ñëwaat ci laaj boobu la allo suñ benn téléspectateur bu njëkk muy ci ligne bi allo allo suñ mënee baal nga yëkkati kàddu gi ñu dégg la bu baax. baal ñu nga wàññi télé bi allo suñ mënee baal nga wàññi télé bi kooku dem na suñu soo mënee woote waat si 88 628 74 74 Lamine.
waaw baal ma mu ngi woote waat ñu jël ko allo 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 kooku dem na dañ am jafe-jafe tamit xam naa si téléphone bi dina woote waat alors nga ni dafa jot ñu taxawal usine. ma ne tey ci vallée ba tey. ouais. suñu bayee ni ñu war a bayee gerte dans la vallée ñoo les indices de transformation day multiplier wu dans la vallée day bëri. pourquoi parce que usine bu mel ne Sonacos tey mën nañu ko fa créer am nañu espace bi. am ngeen espace foofu. du jeex vallée bi kay ñëpp xam ne am na suuf. am oui na espace du lu ñuy wax nii lu am la c'est des faits réels. oui c'est des faits réels. mais alors lan moo tax nag amagul wala loolu manque de volonté politique la wala lan. waa xam nga léegi le président de la République mën na ne lii lay demee mais dafay junj. ñun ñi nga xamante ne ñooy xalaat ñooy nekk les acteurs ñun ñooy organiser ba loolu mën a am. comme ni ñu defee seen coopérative bi aussi taxaw ngeen temm ngir lu mel ni usine ngeen am ko foofu. mun na coopérative bi pare na pour lépp yoo xam nga c'est une société. coopérative bu xam-xam c'est une société kon pare na pour lépp. pare na pour lépp am na keneen ku nekk ci ligne bi allo allo. allo. bismillah kilifa gi. allo. allo ñu lay déglu kilifa gi. allo. waaw ñu lay dégg kilifa gi allo. na ngeen def. alhamdulilah fa nga ñu woowee. ça va maa ngi fi Dakar. Dakar bismillah ñu lay déglu. waaw man dem bu wax est-ce que seen projet bi prévoir ngeen ay usine de chocolat ay extension beneen usine beneen Sonacos dans la vallée et beaucoup de choses yoo xam ne dérivées à recycler parce que c'est quelque chose de très vaste. allo. allo. baal ñu nga wàññi télé bi waaw def naa ko nit kañ moom. def naa ko nit. ok allo waa dina la tontu léegi nii incha allah. d'accord jërëjëf c'est quelque chose de très vaste tous les dérivés d'arachide boobu la ci génne. allo xool ci gerte yi war nañu ko soxla lépp war nañu ko soxla. ok jërëjëf. te tout ça j'espère bien que ce sera bio. merci beaucoup Lamine. waaw. ne ndax yéen seen projet bi. prépare ngeen yeneen secteurs yi comme ay chocolat ay yooyu noonu. usine bi wax naa ko les indices de transformation. très bien ku la ne transformation xam naa déggu la. waaw les indices de transformation. oui ñu ngi envisager tey su coopérative taxawee bay gerte ni mu war a bayee gerte mais les partenaires vont se signaler et mais nous la coopérative mën nañ ne nañ dem jëndi machine yi installé ko lépp mën na nekk suñu amee ay financement ànd ak tey comme ay DRDR yi fi ne. ànd ak tey ay FONGIP ak ànd ak tey état du Sénégal. jàppale ñu créer usines yu mel noonu. yi nga xamante ne vraiment waxuma la dara mais gerte parce que variété bu ñuy bay 73 par exemple. oui soo xoolee dans les McDonald's soo demee tey ñun dañ koy jaay au niveau soo jaayee Maroc tey ñoom dañ koy jaay dans les McDonald's dañ koy def genre Amis Girl pourtant usines yu ndaw lañ koy créer di ko defar di ko jaay ay prix yu cher. pourquoi pas ñun mënuñu déplacer ces industries là indi leen fi dans la vallée bay gerte bu baax parce que am nañu ndox mi am nañu suuf si am nañu ressources humaines bi ñu bay ko. dara manqué wu fi. dara manqué wu fi. lu des mooy volonté de l'État ak ñun population yi. ñu gëm ko te gëm nañ ko. alors sànq ñu ngi toll woon ci usine bi. laata téléspectateur bi di woote. alors nga ni foofu ca vallée usine bi mën na def pàcc yu bëri. waaw coopérative bi dafa bëri pàcc. dafa bëri pàcc. dafa bëri pàcc te soo xoolee suñu commission yi rek. pàcc yi du jeex. am na ay commission yu dul jeex am na lépp mais pour vous dire rek ñun on est prêt dégg nga à vraiment développer le Waalo ci mbayum gerte irrigué. développer le Sénégal ci fànn yëpp lu des nag ñun lu ñu mënoon mooy créer teg. wax ak nit ñi adopté nañu. ñu ngi ci suñu assemblée générale bii di ñëw daañu créer bureau bi DRT dana ko reconnaître état du Sénégal dana ko reconnaître ñu jublu ci liggéey bi. nañ jublu ci liggéey te bu ñu jubloo ci liggéey bi dañu fi ñëwaat incha allahu rabbi ak ay résultats yu positifs. te yow yaa ngi woo ñeneen ñëpp. ñi nga xamante ne ay baykat nañ même su nekkul Waalo ñëw dugal seen loxo ci biir. dugal ci biir seen loxo. parce que lii yëfu Sénégal la. parce que tey bu ñu créer tey emploi rek presque day régler problème ñëpp parce que tey ñëpp suñu liggéey rek problème du am boo gisee ñuy wax Barça rek c'est parce que liggéey amul. waaw mais su liggéey amee mais ñoom xoolal suñu demee Espagne ñu def dañuy bay. ñu ci ëpp
te loolu moo nañ ko def si réew mënoon nañ ko def fii. mais nag le problème am na si ñoo xamante ne dañuy bañ bay si réew mi mais suñu demee bitim réew dañu fay bay. non am na non mais ñun ay baykat lañu. mais loolu laa la expliqué maanaam am na ñi nga xamante ni jël gaal gi di bañ yéen liggéey yi si réew mi mais suñu demee bitim réew dañ koy. waaw ñun nag tey suñu xeex mooy. oui ñu gëmloo leen. que loolu. ba ñu mën toog si réew mi ba ñu mën toog si réew très bien loolu. voilà nit mën na fi toog réussir. très bien bay oui. am lu ne bay dagg biyam sax dem Europe di noppalu ji. oui baykat war na ko mën a am parce que ñun ay baykat la ñu. loolu mën na nekk loolu la ñu bëgg a gëmloo jeunesse bi loolu la ñu mën a gëmloo vraiment Sénégal te effectivement lu mën a nekk la. alors wàllum sensibilisation seen coopérative bi est-ce que yéen a ngi koy def jamono ji nga xamante ni immigration clandestine bi mu ngi fi nga baal ma am na ku nekk si ligne bi allo. loolu mën na nekk loolu lañ mën a gëmloo jeune bi. allo. allo oui. bisimilah soxna si. ça va ngeen def. alhamdulilah fa nga ñu woowee. allo oui. ñu lay dégg. damaa bëgg a participer ci émission bi. waaw ñu lay dégg suñu mënee baal nga wàññi son wu télé bi. ko jë wàññi télé bi. allo oui. allo. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax. alhamdulilah delloo ziar fa nga ñuy woowee. maa ngi lay woowee Ross Béthio. Ross Béthio bisimilah. waaw. waaw di ziar Lamine Sow bu baax. Lamine waaw mu lay dégg. 4 mois yi man a moom ñoo àndoon di liggéey ci vallée bi. waaw ñu wan ni lii mu ñu indi daf ñu gën ci kontaan bu baax ñun waalo waalo yi. parce que ñun ceeb rek la ñu xamoon di ko bay. parce que bu ñu gisee mu indi affaire bi ñun jeunesse bi dañ ciy gën a kontaan. maa ngi tudd Sall Diop. dëkk Ross Béthio moom it la ñuy sow di doomu Ross Béthio indi affaire bi indi ko ci waalo kon ñu ngi fier de lui. kon nag kontaan nañ bu baax a baax kon ñuy ñaan jeunesse bu Ross Béthio yi gën a jàppale la ñuy saw. bu ko defee waalo man am usine bi ñuy wax bu fi taxawee ñun waalo yëpp daan fier ndax parce que boobaa suñu doom yëpp daan liggéey. maa ngi kontaan bu baax ci émission bi. merci beaucoup. jërëjëf soxna si di la gërëm baax di la sant alors. tamit ñoo ko déggandoo. Salma maa ngi koy gërëm au passage moom ci commission d' organisation bi la bokk. moom la bokk moom ci la bokk xam na projet bi moom fi ma toog sax mënoon na fi toog expliquer. ok xam na projet bu baax xam na comprendre na projet bi. vraiment aussi mu ngi woo waa Waalo vraiment ñu adhéré. mooy appel bi ma lancé rek. mooy bokk si projet bu baax quoi appel bi ma lancé. très bien maa ngi koy gërëm bu baax. oui vraiment di nuyu waa Ross Béthio yëpp aussi. très bien alors sànq ñu ngi toll woon ci wàllum sensibilisation immigration clandestine bi yéen yan jéego ngeen si fas yéene def seen coopérative bi. suñu coopérative tey dafa bëgg éradiquer li ñuy wax immigration clandestine. très bien. loolu mooy. coopérative tey loolu la bëgg. buñ ñu dimbalee. loolu ngeen bëgg. day jeex si naka. bay suuf si rek bu ñu naxante dugg ci suuf si bay rek. bay gis njëriñ parce que dama la jox exemple yow boo bayee benn hectare. benn hectare boo bayee boo ko bayee ñaari yoon ci camp année bi mais da ngay am loo dundee di nga am loo tabaxee doo ñekkeen parce que ñun suñuy mbay mën na génne ay rendement li ma techniciens yi xam ne mën nañu génnee de 3 à 4 tonnes par hectare ñun mën nañ ko. am na solo am na keneen ku nekk ci ligne bi allo allo. allo. bisimilah. bisimilah oui. allo. allo oui. ñu lay dégg kilifa gi fan nga ñu woowee. maa ngi woote Ross Béthio. Ross Béthio tey moom xam naa ne moom waa Ross Béthio ñu ngi si émission bu baax a baax. allo waaw man la Omar Sow Omar. waaw. waaw Lamine mu lay dégg bisimilah. waaw man la Omar Sow frère Lamine la. Lamine mu lay dégg bisimilah. waaw donc di encourager initiative bi. di encourager initiative bi xam ne vraiment lii initiative bu rafet la. dina tax jeunesse sénégalaise bi boo xam ne instant yi ñu ngi doon toog naan liggéey amul ku ci profité rek incha allah mu ngi am liggéey te boobaa doo dem fenn. kon donc di encourager liggéey initiative bi di encourager di ñaan yàlla chef de l' état di gën ci teg loxoom pour gën a bàyyi xel jeunesse bi ñu bañ dem fenn ñu toog liggéey Sénégal économie yëpp des ci Sénégal. ñu jëriñu si bàyyi ma yeeg ñun ñëpp gën jëriñu comme ni ko waxee léegi-léegi rek vraiment di rafetlu émission di ñaan yàlla na si yàlla def barke yàlla na si yàlla teg loxoom jërëjëf. jërëjëf di la gërëm baax di la sant nga nuyu waa Ross Béthio. Lamine waaw kontaan rek si ñoom. et puis
xam nañu projet bi ñoom ñëpp. gis nañu projet bi mooy li mu la wax de adopté nañ ko Waalo adopté na ko xam nga projet bi nga créé. matul 4 mois. moom 500 adhérents kooku du caaxaan. kon daal waa Waalo yëpp daal approuvé nañ projet bi. vraiment Waalo approuvé na ko. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaax ñu gën a góorgóorlu liggéey. alors sànq ñu ngi toll woon ci immigration clandestine bi. nee naa la coopérative bi moom mooy réponse exacte. ah bon. pour l'immigration clandestine su la neexee ngeen bind ko. ah Lamine li nga wax moom. lu wóor réponse exacte. si naka. mais jeune bu bëgg a dem. nga ne ko kaay nga bay. nga dimbali ko utiyee ko mu bay. mu toog gis boppam ci mbay mi. nga jékki-jékki ñu créer une industrie de transformation. mu dellu di bay dem di dellu di liggéey si usine kooku fu mu jëmati. mais jamono ji yéen ñaata jeune la seen coopérative yi pare ngir jàppale ngir ñu mën a bay. xam nga jeunes yi nga xamante ne ñoom dañ pare temb taxaw temb ni dañuy jël gaal gi. oui nii. oui mun naa la wax nee naa la sànq sayet nee na nous avons 80,000 hectares de terre bi nga xamante ne mën nañ ko mbay gerte kenn bay ko muy taxaw dans la vallée du fleuve. mais mon frère. imaginez 5,000 hectares wala 10,000 hectares rek bu jeunes yi jax bay kooku comme bi ñaata la. mun réponse mu ngi foofu. ñun daal dinañ daan tàllal suuf si di bay. ak collaboration ak mairie yi ak collectivité locale yi. te ñoom taxaw nañ pour accompagner soo wax dem ne amul benn mairie bu bàyyi ñëpp ànd ak projet bi. soo xoolee suñuy assemblée générale ñëpp ñëwoon. nangu projet bi accepter projet bi accompagner projet bi. te loolu dafa am solo bu ñu ko defee dellu tey président rab dégg ñu état du Sénégal dégg ñu. institution yi dégg ñu jàpp ci dama ne la xool dañuy immigration bi day jeex. parce que ñoom ñëpp dañuy ñëw bay si. alors kon lancé ndax suñu bayee. waaw mu am ay production ñu produire da ngay gis ñëw wàllu jënd ñëw fii di jaay. alors léegi benn message ngay lancé jeunes yi nga xamante ni dañu waroon jël gaal gi dem. ñu gëm seen bopp. nañu gëm seen bopp. xam nga. man dama gëm ne tubaab moo war a jóge fële ñëw fii di wut si mais ñun gëmmuñ dañ fa war a jóge dem di wuti. man loolu laa gëm parce que defuma ko. mais nag le problème aussi mooy est-ce que jeunes yëpp dañuy bay loolu tamit problème la sensibilisation la rek. oui sensibilisation bañ a noppi. bañ a noppi di liggéey ñuy gis. boo jëlee ñaari jeunes ñetti jeunes ñi liggéey am résultat ñu mais ñi kat si mbay mi lañ ko amee. très bien mais boo demee Waalo da nga fay gis ay jeunes yi bi nga xam mosuñ sax ñëw Dakar. mais amul lu ñu ñàkk. mbay moo leen ko may sant yàlla mbay moo leen ko may. loolu nag dañu war a wane. ñi xam ne fii mën nañ fi tekkee. ñu bañ a dem di sonn seen bopp di lor seen njaboot. vraiment sa parents si xaalis booy dem du ngeen yegg. xam nga dafa metti maa ngi incliné wu vraiment si seen mémoire di leen jaale. vraiment di ko mettitlu nag di ko mettitlu lool ndax. ñun tey soo xoolee côté dans le si nord bi Ndar léeg-léeg nga dégg si ñi xamoon nga leen ay jeunes lañu. vraiment dafa metti ñu ngi leen di jaale yal na ni yàlla. xare ak jot a xam. waaw soo demee Ndar comme ñun foofu lañ. côté boobu lañu da nga siy xam ay nit wala ñu xam ci famille ñu ne famille bi diw si la bokk. te loolu dafa metti loolu amul lu ko gën a metti. alors tey ñooñu nga si jot a xam ñoom ñu doon daan seen doole si réew mi. waaw ñu doon daan seen doole si réew mi soo xool ñu si bëri ay nappkat lañ doon daan doole si réew mi mais xam nga rek. mooy li may wax parfois yaakaar mooy tax nit dem. mais yaakaar boobu mu ngi fi mu ngi ci suuf si nañ ñëw dellu suuf si. man appel boobu laa lancé quoi. Lamine man lay gërëm baax di la sant sa kàddu bu mujj. sama kàddu mujj maa ngi vraiment. nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Ross Béthio mu jóge di ñaanal seen télé bi. amiin yàlla na si yàlla def barke. amiin ak rajo bi. ak site bi groupe bi yëpp ak groupe bi yëpp. di ko njëkkee di ko teg seen loxo président directeur général Mamoudou Ibra Kane. ak Alassane Didier ak Boubs. di leen ñaanal li ñu sumb yàlla na si yàlla def barke. amiin amiin beneen bi aussi maa ngi lancé appel le chef de l'État ak l'État du Sénégal. Waalo am na ay jeunes yu dynamique yi fa nekk nañ leen gëstu jàppale leen bu leen jàppalee yu bëri day jeex.
vraiment loolu mooy li nga xamante ni mooy sama kàddu gu mujj. di sant yàlla di julli si yent bi di gërëm waa Ross Béthio gërëm Sénégal yëpp. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Lamine Sow nekk promoteur de la COPA-SN di coopérative agricole pour la culture de l'arachide irrigué dans le Waalo mbokk téléspectateurs yi tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba altine incha allah ñeenti waxtu.